dugal loxoom mais li nga xam te ne d'abord moom moo di xalaatam dina ko ci def kon ne kenn mënu ko fay xanaa di wax rek Iba sunu grand sunu lépp li ngi lay wax nga daal di wàcc daal di jël kàddu waxtaan ak askan bi nga xam ne ñoo fi ne rawatina sunu grand Thierno Sow. jërëjëf Adama Koli aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaakaar naa ni ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax ndaxte man yaakaar naa ni militant APR la waaye c'est la première fois ma taxaw ci meeting c'est la première fois xëy na nag jëmu jeeka mënul wala yooyu rek waaye c'est la première fois ma taxaw ci meeting lu ko may Thierno Sow mi nga xam ni sama xarit la ba nu nekkee xale ba léegi man ak moom ak ñoom Vieux Seydou ak ñoom Cheikh Doucouré yëpp ñooy ànd donc Tafa lii yow rek yow yaa ko mën a am ñoo ngi lay ñaanal bu baax lii nga sumb di mouvement jàppandoo bi nga taxawal ci Njolofeen bi ñoo ngi lay ñaan yal na nga àggaleeg sa sago barki Seydina Muhammad ndax xale bu yaru nga ni ko sa goro waxee léegi ci ginnaaw xale bu yaru nga Tafa Doucouré lépp lu nuy organiser fii ci Njolofeen muy organisation religieuse muy organisation beneen bu mu mën a doon muy action sociale loxoom ma nga ca kon boog ñoo ngi lay ñaanal lii nga sumb ngir jàppale ki nga xam ni moo di doomu Njolofeen bëgg Njolofeen di Mouhamadou Mansour Faye yal na la yàlla jàppale ndax ñun Njolofeen kese la ñu am tey jii yaakaar naa ni bu fekkoon amul benn ministre bu nekk fii état du Sénégal gouvernement bi amuñu ci benn ministre yaakaar naa ni daanu tumuranke waaye alhamdulilahi rabbi alamin Njolofeen am na benn potentiel bi nga xam ni gouvernement yi fi jaar yëpp am na benn doomu Njolofeen bi nga xam ni wax dëgg yàlla mi ngi représenter dignement le quartier rawatina Mansour ak réalisation mi nga xam ni def na ko fii si Njolofeen kon boog Tafa dañuy gàttal rek maa ngi lay ñaanal lii nga sumb yal na la yàlla jàppale barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf merci Ada. avant tout dañuy nuyu ñu fi teew ñëpp ci kaw nuyoo bi dañ fiy jiital ki nga xam ni ñoom ñoo fi teewal monsieur le maire Mansour Faye ku ci mel ne le président Aline Diop ak ki nga xam ne mooy suñu grand Thierno Sow yaakaar naa ñaar ñooñu bu mu leen tuddee rek maasee leen naa nuyoo waale ñëpp. su ma paree ci loolu damay nuyu ñi nga xam ni mooy mbooloo bi fi teew di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñooy waa jàppandoo di nga jaarale seen président Tafa waa man Bass Camara tey man maa yor kàddu mouvement yeewu leen lu ci mel ni si takkusaan bii nii ñuy taxawal waa nag tey bu ma waxee parce que dafa am ku ma fital pour ma wax mooy sama président Mouhamed Abdoulaye Kane boo leen xoolee bi mu ñëwee sax waa jàppandoo jox nañ ko cër gi moom ni ko kaay toog ci kaw waaye moom dafa préféré toog ci suuf pour lan dafa am lu ndaw lu ñuy jàngal maanaam njiit boo nekkee ci mouvement du question de fépp fu ñu war a dem da nga war a nekk taxaw ci kanam parce que yow nit ñi xam nañ la ba pare mais da ngay promouvoir ay jeunes yu nekk sa biir mouvement pour nit ñi mën leen xam loolu moo tax ñu xool ki ci mel ni Diarra Diop moom mi nga xam dafa bokk ci commission féminine bi tekk ci kaw loolu mooy njiit mooy ki nga xam ne moom moo war a sàmm te yaakaar naa sàmm boo nekkee ci kanam bàyyi xar yi ci gannaaw bu ñu jàddee doo xam fu ñu jaar loolu moo waral moom mu ñuy féete ginnaaw saa su ne di ñu bàyyi ñu dox ci kanam pour képp ku jàdd rek mu tegaat la ci yoon bi. su ma jógee ci point boobu nag damay rafetlu li nga xam ne moom la waa jàppandoo taxawal tey jii nii ñun waa mouvement yeewu leen lii moo doon suñu suwee fii ci biir Njolofeen mooy jeunes yu osé gëm seen bopp taxawal ay affaires yu mel nii te nit nag fi nga féete da nga koy fësal saa su ne ñun ci kaw loolu lañ jàppee waa jàppandoo parce que ñoom dañu fësal ni ñoo ngi derrière Mansour Faye te ñun Mansour ku ko jàppale rek dafa mel ni jàppale nga ñu parce que suñu koñ la bi dëkk ci kaw loolu ñuy kontaan si li mel nii ngeen taxawal nii ci gannaaw loolu nag dañuy teelu di leen wax ni ñun waa mouvement yeewu leen bu ñu ñëwaatee fii tamit teew fi
du kenn nag waa jàppandoo moo tax ñu bëgg leen xamal ñu nag jàppandoo du question de ay mouvement ay dëkkaale lañu parce que entre Ndiolofène ak Gorée dara xew xaju fi du moins parce que ñu si bëre ñu nag ñoom ñoo dëkk man am naa si copain boo xam ne mi ngi biir jàppandoo maman si la tudd boo xoolee mooy seen président commission d'organisation man ak moom ñooy lekkandoo di fanaanandoo di tëddandoo di waxtaanandoo di bokk lu ne mais bokkuñu mouvement taxul yàqul dara suñu diggante ci kaw loolu nag la ñuy ñaan képp ki nga xam ne yow jeune nga da nga nekk biir Ndiolofène bëgg développement Ndiolofène nga adhéré wu ci mouvement yi nga xam ne ñoo nekk biir Ndiolofène parce que ñun mouvement yi ñun de suñu bopp ñu ngi jéem a xool ñuy essayer de travailler en symbiose pour nga xam ne monsieur le maire Mansour Faye moom li mu bëgg ci biir Ndiolofène pour mu mën ko am ci kaw loolu nag ñu ngi ñaax jën yëpp pour ngeen dem adhéré ci biir mouvement yi ñun waa yeewu leen en commençant par ñun daañ def sensibilisation bi def massification bi di wër képp ki nga xam ne jeune nga te bëgg nga développement quartier bi nga adhéré ci biir mouvement yooyu noonu boo xoolee nag tey jii ñi nga xam ne mooy samedi la 7 événement yi bëri na ku ci mel ne Daouda Niass nga xam ne suñu rakk secrétaire général la Lamine Niass mi ngi toog moom dafa ay tey jii tàkkusaanu Serigne Babacar ñu bàyyi ko fa ñëwal waa jàppandoo parce que ñu nag jàppandoo yaakaar naa ñoo bokk fi ñu teg suñuy bët loolu moo ko waral ki ci mel na ndak si lew na day def 72 heures am tey jii tamit mais dañ ko fa bàyyi ñëwal waa jàppandoo xam nga lu tax ñu nag waa jàppandoo benn lañu ñun de dañ jàpp ñu nag ñoom benn lañu moo tax ñoom bu ñu soxlaa dañuy ñëw ci ñoom après lu des ñu yóbbul ko keneen loolu nag moo fi waral suñu teewaay pour bañ a monopoliser parole bi nag damay jëlaat kàddu gi di ko delloowaat ci nga xam ne moom mooy Ibrahima suñu grand frère suñu xarit suñu lépp di leen wax ñi ñoo ngi jébbalu lépp li nga xam ne dëng na fi ci kàddu gi rek ci ñun la mais lépp lu ci baax tamit ci yéen la di leen santaat di leen gërëm di wax waa jàppandoo jàpp leen rek dina baax incha allah. mouvement jàppandoo je pense que ni dañ leen war a remercier di leen féliciter gis nañu liggéey bi rafet na lool lu tax nag liggéey bi gën a rafet ñu kontaan suñu xel dal dañu fekk jàppandoo ànd ak waa yeewu leen ànd ak dooleel Marème Faye Sall ànd ak ñëpp que ça soit yeewu leen i ut mënu ma citer parce que ku citer jum mais mouvement yi ma lim yi ñett yi déjà ñooñu lañ gis sur le terrain di liggéey di jàppale Mansour Faye mais tey Mansour dafa am lu ko gënal lu ko gën a soxal surtout mooy waa Ndiolofène ànd doon benn surtout la jeunesse à chaque fois loolu la ñuy wax il faut que jeunesse bi ànd fii si Ndiolofène ñu doon benn bu fekkee doon nañu benn rek lépp lu ñu dugg daañ ko réussir te loolu warul mën jafe parce que Mansour nëbb ko benn yoon à chaque fois danaan lépp lu ma am Ndiolofène moo ma gënal donc loolu waa Ndiolofène war nañ si bàyyi xel tey bu ñu naan jeunes yi ñu promouvoir je pense que Ndiolofène la ëpp bu ñu nee emploi Ndiolofène la ëpp très franchement Mansour a tout fait pour Ndiolofène même bu fekkee ni dépassé nañu wàllu emploi ak wàllu financement ñun ñëpp xam nañu am na ay réalisation yu fi jot am ak yeneen yi nga xamante ni war nañu mën a am mais bu fekkee loolu yëpp am na amul reconnaissance je pense que ni liggéey bi du neex comme ni mu war a neexee nit bu lay jàppale di la déglu may la emploi di la may ay promotion li gën a rafet mooy nga jàppale donc c'est juste un rappel à ce que jeunesse bi gën a ànd xam naa ne ànd nañu parce que tey ce matin mouvement yëpp ñoo ngi toogoon doon xool nan la ñuy liggéeyee mais nañu gën a ànd bu ñu àndee rek Mansour xelam dina dal liggéey bi rafet donc tey aussi comme on parle de la jeunesse lenn am na nañu gën a jàppale jeunesse bi si wàllu financement comme nu ngeen ko xamee ñëpp mënuñu nekk ay fonctionnaire ñëpp mënuñu nekk ay bureaucrate donc laaj na jeune bi nga xamante ni mënoo nekk fonctionnaire peut-être amoo sens su nekk fonctionnaire war nga mën am financement loolu Thierno Sow moo ngi si doon liggéey je pense que ni dina gën a jàppale jeune Ndiolofène à ce que ñu dugg si wàllu formation ak financement. jàppale ko bu ñu gisulee dara rek dañuy demaat ñoo ngi ci ginnaawam nag tey ñoo ngi ci ginnaawam suba gestu leen ngeen xool Tafa Doucouré gestu xool ñi si ginnaawam wasalaam. ñu ngi félicité Tafa parce que li mu initié waroon na ko initié bu yàgg parce que Ndiolofène ñooy jàppale Mansour ñooy jàppale Marème Faye te ñoom ñoo si war jiitu waruñu xaar ba yeneen quartier yi jëlee jiitu Tafa ñu ngi lay félicité et di la encourager aussi mais politique léegi dafa xaw soppeeku animation politique baax na tëgg fecc baax na lekk baax na naan baax na mais li jiitu mooy ñu yeetante suñu biir yeetante bi nag fan la ñuy commencé si wàllu koom-koom mooy Mansour Faye mën na la ñëw tey wala DG Alioune Diop may la tuuti xaalis
mais du yàgg day jeex lan moo gën mooy am sa liggéey au lieu nga may jën toujours nga jàngal ma napp nu may nappe parce que au plus tard 2024 incha allah Macky Sall duñ fi jógee xëy na Marème ak Mansour duñ fi nekk mais bu ngeen amee liggéey seen liggéey day des ça veut dire que même utilité bu nu mënti am fexe leen ngeen mënal seen bopp président dafa comprendre ni que si wàllu économie ñu ngi avancé vraiment côté tali yi mu ngi dem lumière yaa ngi dem ñu ngi ay léegi nag maa doon wax ak DG problème mu ndox 2021 Sénégal dootu am problème mu ndox am na ay projet yu bëri KMS 3 fekkee nañ ko commencé na yeneen ak yeneen mais lan moo xaw nekk problème mu Sénégal mooy liggéey moom la ñuy wax emploi surtout l' emploi des jeunes loolu président ba mu ko comprendre dafa jël suñu budget 30 milliards ni day créer délégation générale pour l' entrepreneuriat rapide mooy lan mooy dañu wax bépp jigéen ak bépp jeune ba 35 ans boo amee projet daanu moytu lourdeuru banque yi dafa diis daan la laaj garantie wala lenn mu ne da ngeen di ñëw ñu financer leen directement et que installé nañu bureau bi déjà léegi au plus tard mois de mai financement yi dina commencé génn léegi moo tax ñu ngi encouragé tout jeune si agriculture si élevage si pêche si industrie si nouvelle technologie yi loo si mën a def rek bindal benn projet bu ndaw bu dee mën nga ko boo ko mënul wutal ko loo ko bindal bu dee mënoo ko Mansour Faye décidé na financer ay jeunes pour que ñoom ñuy bindal nit ñi projet da leen di fekk si ngeen man de projet poulailler laa bëgg ñu bindal la projet agriculture laa bëgg ñu bindal la ngeen déposé ko en ligne dañ koy déposé ngeen ko déposé kay dañ koy financer parce que xaalis boobu c'est uniquement pour ça du pour leneen et à côté de ça président gis ni que suñu formation day des toujours parce que majeure partie bi dañuy def université mais après du ñu am métier mu ni day jël 60 milliards ci budget bi def emploi bi nga xam ne da ngay dem entreprise di jàngi c'est-à-dire formation professionnelle da ngay jóge entreprise dem jàngi et il y a 25 000 jeunes yi nga xam ne dañ leen di jël pour ñu dem liggéeyi entreprise mais ñëw di jàng parce que industrie mooy développé dëkk et bu boobaa nañu fexe aussi ba nga xam ne que bon environnement des affaires bi tànne na ça veut dire que ku ñëw Sénégal mën nga investir gagné xaalis te daanu sécuriser sa koom-koom moo tax yooyu yëpp nañ si jëm yeetante et que nañ si njëkkante parce que bu nu nangu Dakar raw ñu bu nu nangu yeneen dëkk yi raw ñu nañu fexe ñu njëkk a déposer et de bons projets bu nu ko kiwee soxlawul nag ngay jàngi école pour am projet déedéet même boo mosul jàng demal gis censeur ngeen ko bindal ma projet lii ak lii damay ñaw damay def lii ñu bindal la ñu déposer ñu financer la ci cadre boobu daal laay invité mes amis et mes jeunes frères de Saint-Louis et mes jeunes frères de Ndiolofène surtout de Gorée pour que ñun ñu jéem a soqali suñu bopp jàppale waajur yi parce que sonn nañu bon bu nu jógee si loolu aussi dañ leen invité les jeunes ñu dem jëli seen carte parce que ñiy voté du ñun ñii ñu ngi toog si kër yi léegi ça veut dire que ba ñu def forum bi si suba j'avais pris la parole pour dire que am na plusieurs associations à Ndiolofène nañu quadriller Ndiolofène mooy ndogale ganaar ba biir Setañax 2 ñu quadriller ko association bu ne dem si kër yi di sensibiliser les porte à porte primo votant yi noonu dem inscrire fin du mois bi lay jeex incha allah nañu encouragé ñi am problème mu carte d'identité ñu am carte d'identité pour mën voter et que ñu wax réalisation économique yi président def loolu dina encouragé nit ñi pour ñu mën dem voter ji parce que carte yi ñooy gagné mais leneen du gagné bon loolu laa amoon li may wax pour bañ ko dal. lancer benn message rek pour la jeunesse de Ndiolofène di leen wax ni leen li monsieur le maire bëgg ci gox bi moom mooy ñu boole doole yi liggéeyal ko ci gox bi comme ça lépp lu ci résultat si ñun lay dellu si suñu njaboot ak suñu gox donc message boobu rek lay lancé ci biir loolu dama demoon benn séminaire démb wala barki démb ñi ngi wax jeunes yëpp tout métier confondu képp ku ci xam ni koo xam ne ni da ngay def électricité da ngay def bâtiment da ngay def loo xamee ni que ci métier BTP la métier bâtiment ñu ngi lay wax nga defar sa këyit nu mu gën a gaawee avant le 17 avril nga déposé ko parce que waa projet Promoville ñi ngi fi te dañuy jël 134 jeunes au niveau de Saint-Louis donc message boobu laay lancé fee ngeen di dem mairie wala ngeen dem préfecture ngeen jël affaire yi donc jeunes yi vous êtes avertis beneen bi may jàpp ni Tafa Doucouré li nga def nii rafet na trop
di la ñaanal lépp loo ci bëgg yàlla na nga ci gis lu kawe sa njort yàgg sa jeunes yi nga àndal man bu leen ma remercier man du ma def Njolofène dama ko war a def parce que fii laa bokk Njolofène rek laa bëgg maa ngi remercier ñëpp jërë ngeen jëf merci beaucoup. ana ñu ko bëgg 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 seen loxo ca kaw dafa jar na ko seen loxo ca kaw dafa jar na ko te nee ko dafa nooy mooy toos sanoon nooy mooy toos sanoon dafa dugg rek nooy mooy toos sanoon Serigne Ndiagne nooy mooy toos sanoon Massa Massa jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo bi. maaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ñoo ngi jiital nuyoo bi sunu DG monsieur Aliou Diop di si teg sunu grand sunu xarit sunu ministre de la solidarité monsieur Thierno Sow donc kii moom du ma ko sant sax dama koy bàyyi yàlla rek di nuyu assistance bi ak ñi ngi fi àndal yëpp di nuyu sama gore ginnaaw tonton Iba Ndiaye ñu ngi lay gërëm di la sant Seydina comme ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu aussi sunu papa yi nekk fee si ginnaaw ziar nañ leen Fodé ziar nañ leen bu baax Cheikh Doucouré Mody Gueye ziar nañ leen di nuyu sunu jigéen ñëpp di nuyu mouvement yi fi jaar yëpp waa COJER ñoo ngi leen di nuyu Adiba Amina Absa ñoo ngi leen di nuyu bu baax madame député ñoo ngi leen di nuyu ñun nag DG mouvement jàppandoo li ko sos mooy jàppale Mansour Faye te duñ ko jàppale si demi mesure dañ koy jàppale à 100% mu koy neex mu koy naqadi parce que lu koy neex mu koy naqadi Mansour Faye fii la dëkk ñun fii lañ dëkk duñuy dem di fenn di wuti keneen di ko jàppale loolu mënul nekk xalaat loolu moom xalaat dañ lay yóbbante si Mansour Faye comme que moom nekku fi dañ lay yóbbante si moom ni que tey moo doon sunu rentrée politique te rentrée bi dafa amoon benn thème bu ñu tuddee sargal Mansour comme nga nekku fi ñun moom sargal Mansour sax tur lañ koy def ndax xam nañu Mansour lu mu def Sénégal xam nañu Mansour lu mu def xam nañu Mansour lu mu def si Njolofène loolu moom xam naa ni dañ ko si ñaan bu baax di ko dolli tamit di ko wax ni que jeune Njolofène ak jeune Gorée am nañu lu ñu bëgg mooy financement jigéen ñi soxla nañu financement góor ñi soxla nañu financement gis nañu réalisation yi mu def yëpp mais aussi dañ koy ñaan man moom dama koy ñaan couverture maladie universelle am nañu fay jooy fii nii bourse familiale yi am nañu fay jooy fii loolu moom bëggoon naa mu jàppal ma su baax sama mbokk yi sama xarit am na fu ñu jëm muy élection 2019 te instant bii ni élection du ay toog moo koy gañe du ay wax moo koy gañe xam nga lan moo koy gañe dugg si kër yi waxtaan ak waa kër yi jël seen carte d'identité dem voté ji judduma ñee ndax ñooñu moom lay ñoom laa tuddee les sans papiers amuñu papier lu ñu nekk di def wax mais suñu fekkee dañu bëgg le 25 février 2019 incha allah ñu ñëwaat fii nii fête suñu victoire nañu dem ñun ñëpp a voté ji ndam am fii nii Mansour Faye nekkaat ministre wala su ko neexee sax mu nekk premier ministre suñu directeur yi fii nii ñun ñëpp nekk ay ministre ndam ñëw fii nii Saint-Louis gën a naat Ndar gën a naat Gorée gën a naat loolu laay ñaan di nga ñaanal DG di nga ñaanal Mansour Faye di nga ñaanal président de la République du Sénégal parce que su fekkee dafa ni émergence ñun jeunes yi la war a njëkk commencé ñun ñoo war a unir suñu bopp mouvement yëpp ñu gis seen bopp ñu nekk benn mouvement ma loolu laa gëm benn mouvement ñu duma gaay yi moom mooy dem ci élection yi urne yëpp ñu feesal bulletin yi APR feesal bulletin Benno Bokk Yaakaar ñu gagné leen wasalaam. fii ma taxaw ba démb ci guddi ndax man ak moom a nekk ndooba yéeneem la woon mu ñëw taxaw fii moo tax sànq si tàkkusaan bi ma woowee ni ma nga Dagana si benn gàmmu xaw na ma sax jaaxal ndax démb ñoo fanaanandoo si gàmmu ci leen ba fajar te yéene moo doon tey mu toog fii Boubacar ànd ak yéen si bis bi Adi wax na ka souci Mansour mooy tey ngeen ànd nekk benn looluy souci Mansour mais su amul itamit ngeen def ce qu'on appelle les communistes la diversité dans l'unité ndax Njolofène mën nañu wax nguuru Sénégal suy ñaari pàcc su Fatick jëlee benn bi beneen bi Njolofène donc man comme ni ma ko waxee rek fii laa màggee sama deuxième quartier la mën naa sañ xëy na
wax si tuuti Ndiolofène su ngeen taxawee yéen jeunesse bi seeti ñi fi Mansour taxawu ak première dame te bare noonu ba si entourage directam mën naa si cité Boubacar Dia mën naa si cité Sissoko mën naa si cité ñeneen ak ñeneen su ngeen àndee tey ndax Mansour fépp fu mu dem xëjal na waa Ndiolofène suñu àndee tey ngeen dugg si kër yi seeti nit ñi gëm naa ni résultat bi ngeen fi war a am dina romb trop bi ñuy am actuellement. doléance ngeen wax naa ko jottali ndax dama ñëw taxawu nit mais maa ngi leen di xamal ni yéen a ngi def li ñuy wax défoncer une porte ouverte ndax Mansour fu mu taxaw li mu ñuy wax ñu ni koy collaborateur am muy man muy Aminta muy keneen mooy man su may sédd damay sédd Ndiolofène ba pare. bon yàlla dogalee ma nekk ONAS tax ñëpp xam na ni moo proposé sama candidature li ma jëkk wax régler problème mu inondation wu Gorée ak Cité Ñax te première année ba lañ ko réglé. ren jii tamit bi ñu amee 12 kilomètres si Promoville Ndiolofène moo si gën a séen quartier yëpp. quartier ñoom sama jigéen Aminta sax bokkuñu si mais Ndiolofène dina si am ñetti tali yoo xam ni dina changé kanamu Ndiolofène. loolu nag wan na ni souci bi Mansour di xoolee Ndiolofène sama jigéen bi wax na ko léegi dëgg la man xam naa Mansour bu baax xam naa activité yu mu doon def bu baax a baax. moom moo tax man li ma leen di xelal mais pas ñu taxaw wax Mansour nañu wutal liggéey mais ñu jéem si outil yi fi président de la république Macky Sall teg te Thierno Sow tudd na si léegi. outil yooyu képp ku déposé man de xam naa bu baax Mansour yitte yi mu am ak li mu mën su ngeen déposé 50 ñëw ne ko Mansour sunu 50 yaa ngi ni de jàmbaare na jàmbaar boo xam ne gëm naa ni du ngeen ci gën a tuutile si ñuy am waxuma si Ndar de mais si Sénégal. moom moo tax outil yi mu fi teg maa ngi leen di conseiller ngeen dem jël si ndax président teg na outil yi may muy délégation à l'entrepreneuriat rapide te kam fa nommé itamit xam naa relation yi mu am ak Mansour ndax man su muy xamee kooku ba miin ko Mansour a tax ma xam ko ba miin ko moom moo tax xëy na li ma leen appel bi ma leen di def d'abord rassurer leen képp ku fi wax laajte naa turam te fu ma mas di représenter Mansour noonu laa koy defee balaa muy guddi naa ko bindal may rendre ko compte doléance yi yëpp na si jot. financement jigéen ñi tamit dégg nañ li ma si xam de fu mu di séddale Mansour day jàppale Ndiolofène wante nag normal na nit bëgg-bëggam loolu yàlla sax moo ñu bindee noonu lu ñu jot rek dañuy yéenu leneen xam naa aji ba ñoo ngi koy ñaanal mu nekk DG yàlla na ko yàlla def DG mais sa bis boobu xam naa sa suba sa mu ni Mansour léegi ministre laa jëm ndax yàlla moo bindee noonu nit financement yi tamit noonu rek laa ko déggee ndax xam leen ni Mansour def na lu bare mais daanu eggale di ko jottali pour mu mën a eggale di def ñoo ngi jëm nag si ay élections je pense que le 4 Mansour wax na ko sama kër ba mu ñëwee di seet fekk fa ay nit nee na résultat yi Ndar di am da koy metti ndax Ndar warul egg di gagné ay 42%. loolu nag pour ñu mën ko def yéen jeunesse bi la jeunesse bi yéen a tey war a relever le défi ndax élection yi ñu jëm 60% wu inscrits yi jeunes lañu moo tax su ma ñëwee fii gis plusieurs associations de jeunes ba association bi jàppale Marème Faye Sall madame la première dame sax jeune di ko diriger sama xel day dal ko su ngeen nekkee benn di àndandoo liggéey seeti ñi Mansour promouvoir ak seen famille mais si ñi Mansour jàppale si Ndiolofène Gorée Cité Ñax ak seen famille ngeen dugg si kër yi man gëm naa ni daa ngeen am résultat boo xam ne xolu Mansour dina si sedd su xolu Mansour seddee xolu première dame dina sedd te su xolu première dame seddee xolu président dina sedd dina tax ñu gën a leen jàppale.
monsieur Doucouré Mamadou maa ngi lay jox nag remerciement Mansour ak encouragement nee na ma wax la ni dugg nga si lu difficile mooy politique mais dugg nga aussi si lu noble ndax mooy ngay jël sa temps di jël sa alal di jël sa énergie di ko consacrer si njëriñu askan bi ndax su nit di dee ñu bare majorité bi seen temps seen énergie ñoo ngi koy def seen bopp nit nag ku jóg wax dama koy def si politique mooy yaa ngi koy def pour communauté bi incha allah xamal ni daa am sam suñu borom ndax ñun ñi ñëpp fi taxaw njabootu suñu borom la moom nag nee na kontaan na si loolu mi ngi la si encouragé di leen defaat rappel bi di wax na ka man tam ma waxaat leen ka unité moo ko gën a su amul vous pouvez être diverse nan nga wax la diversité dans l'unité ku nekk di liggéey mais liggéey bi yëpp ngeen tibb ka ñëw sottil ka Mansour Faye lenn rek mu leer leen Ndiolofène mënul am ku ko gën a bëgg ci responsable politique que Mansour Faye et sa famille ndax lu mu fi def boppam la defal l'opposant yi taxawaalu nag suñ fi ñëwee dañuy wut ñoom luñ fi amee pour wër a saboot outil la ñuy wut pour jéem a saboot amuñu fi yéen il faut que loolu waa Ndiolofène conscience s'ils parviennent à gagner un seul bureau c'est pour avoir un outil pour ironiser mais duñ fi ñëw fi pour wut fi dara ndax yéene nañu Ndiolofène jëm kanam benn nit moo fi bala yéeneem suba ngoon bëccëg guddi mooy askanu Ndiolofène mooy la camarade de ministre maire Mansour Faye loolu il le dit il l'assume te man mi fekk naa fu bare ba mën ko si wax vraiment gërëm la encouragé la maa ngi ñaan ñëpp ñu jóge fi si jàmm mën fi dajewaat du bëgg a def si plusieurs manifestations suba aussi xam naa incha allah Mansour dina fi teewal boppam ñëw nuyu si ne maa ngi nuyu képp ku fi teew maa ngi gërëm képp ku fi teew maa ngi remercier tout le monde encore mes encouragements pour les infatigables membres du projet je vous encourage. Tafa Doucouré lii yëpp yow